Mama Khadija Bay Masajono 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 Mama Khadija Bay Masajono 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 naaj bu tàng bi yaa ngi yëngu sa njaay di yaakaar sa borom yow soo xëyee naaj bu tàng bi yaa ngi yëngu sa njaay jubal sa palaas ba yow soo xëyee naaj bu tàng bi yaa ngi wulloo yónnee ma tijjiite naaj bu tàng bi yaa ngi yëngu sa njaay di yaakaar sa borom yow soo xëyee naaj bu tàng bi yaa ngi yëngu sa njaay jubal sa palaas ba yow soo xëyee naaj bu tàng bi yaa ngi wulloo yónnee ma tijjiite mam li wóoroon na si man soo ñëwee ma ne baas ma mam li wóoroon na si man soo ñëwee ma ne baas ma bilay mat sa joono si yëgg nga yaa sa njabootoy yow daal mat sa joono si yëgg nga yaa sa njabootoy ni bay woleen fàtte woleen yaa ngi wutalu leen teraloy 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 bay woleen fàtte woleen yaa ngi wutalu leen sagaloy 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 Masajono yow de waaw Khadija Bay Masajono 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 mbokk yi xarit yi asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu fi leen daan nuyoo alxames ju jot ci waxtu yi ci seen rajo bi di sunu kër FM la première radio africaine de Los Angeles ngeen mën ko amee ci Apple Store waaye itam ci site internet bi di sunukeur.com maa ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm
ngeen di dégg kàddoom di Seydina Omar Ba di seen mbokk seen xarit di leen dikkee chronique hebdomadaire bi nga xam ni moom lañ tuddee waxtaane suñu réew. waxtaane suñu réew nag buñ ko waxee jarul ñu ci dellu siwaat yéen ñi ñu topp ci chronique yi passé yëpp xam ngeen ni li ci am solo ci chronique bi mooy li xew ci suñu réew te ñu jàpp ni mën naa jëme kanam réew mi wala mën na koo delloo ginnaaw ñaari pàcc yooyu rek ci la waxtaan wi jëm saa su ne. waxuñu ni nag li ñuy wax mooy li mat a dégg wala mooy li mat a jàpp déedéet dañuy wax rek ngir xam nañ ni Sénégal ñoo ko bokk te ku nekk am na ci cër te ku xam lu rafet wala lu baax wala luy jubal ci réew mi war nga ko mën a wax. wala soo ko mënta wax nga bind ko wala soo ko mënta bind nga jottali ko ñu ko mën a def defe naa loolu mooy doxal am réew ndax sama première chronique premier épisode bi dama cee waxoon ni am réew de su ko pàccoo dañ koy pencoo comme ni ko wolof di waxee te pencoo gi dara jiituwu ci boo gisee loo xam ni lii baax na nga encouragé ko boo gisee loo xam ni safaan la it nga alerté ngir ñu bañ a yegg ci jafe-jafe mu mën a jur. suñ chronique gu tey nag mbokk yi dañ ko bëgg a jëmee ci li tubaab di wax la cohésion sociale bu ma koy tekki ci wolof dama naan nekkin wu rafet ci biirum réew ana nan lañ koy fexe ba jëmmal ko ci am réew mu nekk soxla na ko mbokk yi cohésion sociale muy nekkin wu rafet ci biirum réew waaye réew yi ko gën a soxla mooy réew yi nga xam ni dañ leen a jàppe réew yu ndóol maanaam yi néew doole te Sénégal gii nga xam ne moom lañ bokk ci réew yooyu buñ koy xool ci wàllu économie defe naa mooy bokk na ci réew yi gën a néew doole ci àdduna bi. réew yooyu nag suñ ci nekkee li ñuy wax cohésion sociale dafay fragile maanaam dafay néew doole ba nga xam ni lu tuuti rek mën na ko remettre en cause. li tax mooy nit bu fekkee ni dafa ñàkk wala réew mi ñi ko dëkkee ñi ci ëpp dañoo ñàkk maanaam xëy na li ñu am ci bëgg-bëgg lépp mënuñu ko satisfaire te gisuñu itam état bi nga xam ni mooy seen tuteur ci réew mi taxawewul jafe-jafe yooyu ngir indi ci ay saafara loolu su baree ba bari mën naa indi ay frustration mën naa indi ay crispation mën naa indi ay xalaat ak jëf yoo xam ni yi mën naa remettre en cause ce qu'on appelle la cohésion sociale muy nekk nu rafet ci biirum réew. léeg-léeg sax ñiy jëf di remettre en cause loolu wala ñuy wax lu ko remettre en cause du caagin dañoo bon wala dañoo bëgg a yàq réew mi déedéet mais dañuy nekk ci situation boo xam ni dañuy yàgg a dund frustration ak jafe-jafe yoo xam ni yàgg di gis ay injustice te duñ ko mën a saafara wala duñu gis ñu di ko saafara loolu lépp bu booloo day indi benn sentiment boo xam ni ci nit ki mën naa jëf wala mu wax loo xam ni mën naa taalum réew. mbokk yi cohésion sociale nag li nga xam ni moo koy tabax ci réew mooy li ñuy wax la justice tout court ak la justice sociale ak li ñuy wax le respect. man jàpp naa ñetti piliers yooyu ci la cohésion sociale di taxaw ci réew. justice moom buñ ci duggee justice ci boppam nga xam ni mën nañ mooy système judiciaire am réew mbokk yi su fekkee ni ñay atte la ñuy atte dañ ko teg ci yoon seeti règlement ak loi yi dox ci réew mi ba noppi seet yàlla ci li ñuy def ñooñu lu ñu atte mën nañoo nangu donte am na ci ñoo xam ne duñu gagné ci li ñu atte wala dinañ leen désavantagé bu fekkee xam nañu dañ ko teg ci yoon teg ko ci ragal yàlla ak itam le sens éthique et moral mën nañoo nangu atte yi ñuy atte cim réew. waaye mbokk yi am réew su demee ba waa réew ma jàpp ni ñay atte dafa am ñu leen di atteloo ak dafa am ñu nekk ci seen ginnaaw di leen manipuler ngir ñuy atte jëme boor bii wala ñu wat jëme boor bee loolu mbokk yi
damaa faral di wax ni c'est l'un des dangers les plus graves pour un pays ndax justice nekk lu fi les plus forts justice buñ ko tegee ci réew normalement waroon nañ caa teg sax ni c'est pour les plus faibles c'est pour protéger ñi nga xam ne ñi amuñu doole amuñu kàttanu bu ñu leen jiñee dara wala bu ñu leen di atte ñu mën a am ñu leen ca jële maanaam li ñuy wax bralon ak réseau yooyu defe naa ñi nga xam ne ñi amuñu doole ñoo ko gën a ñàkk te ñooñu nag ñoo ëpp ci Sénégal ñooñu nga xam ni amuñu lu dul seen xam-xam amuñu lu dul seen Pastef amuñu lu dul seen ngóora amuñu lu dul guddi góorgóorlu amuñu lu dul di tuñ-tuñi di toltalaan bis bu nekk ngir am loo xam ne dinañ ci dund ak dundal seen njaboot ñooñu ñooy ñi ëpp ci réew mi buñ ko fàtte te ñooñu ce sont des justiciables comme tous les autres Sénégalais justiciable buñ ko waxee nag mooy koo xam ni dafa gàll ci moom ay droits ak ay devoirs yoo xam ni boo xasee nekk Sénégalais juddoo ci réew mi wala juddoo woo ci réew mi en tout cas boo xasee am nationalité sénégalaise dañu laa jàppe ni tu es un justiciable comme les autres Sénégalais maanaam am ngay droit ak ay devoirs yoo xam ni li ki ko war a garantir mooy l'État nga xam ni c'est le système central bi nga xam ni moom lañ délégué l'exercice de la souveraineté dans notre pays justice sociale justice boobu nag bu fekkee dañoo gis ne dafa demee boor maanaam nekkalu fi ñu gën a faible waaye wëlbatiku non seulement nekkalu fi ñu gën a faible waaye ndeke dañoo gis ni dafay nekkal ñi nga xam ni ñoo am bras long wala ñoo am réseau loolu mbokk yi c'est une catastrophe pour un pays la justice dafa war a tëddee njaaxaanaay nag buñ koy wax mooy ki nga xam ni dafa am doole ak ki ñàkk doole bu ñu seqee loo xam ni atte daf caa war a jib ñu wax la ca yoon wax seet yàlla seet éthique ak moral néewma Sénégal juge yépp ñoo am boobu problème d'indépendance déedéet damay wax ni système bi ci boppam moom moo feebar waaye nag mbokk yi bari na lu ñuy wax naa système bi dafa feebar waaye bu ñu fàtte ni système bi aussi ay nit ñoo ko composé indépendance de la justice man pour man amul sens le terme même d'indépendance de la justice il y a que des juges qui peuvent être indépendants ndax justice ci boppam boo xoolee ni mu tëddee nga xam ni Sénégal le président de la République est le président du Haut Conseil supérieur de la magistrature nga xam ne kon ca bopp justice ba système judiciaire bi président de la République moo ci nekk loolu kon système bi déjà c'est un système qui est appelé qui a la propension d'être un système partisan maanaam ni ñu ko tabaxee rek ni ñu ko tëggee di nga xam ni système bi bu ñu deful ndànk rek mën naa nekk système boo xam ni judiciaire boo xam ni dafay atte ci ndigali ki nga xam ne moo jiite suñu réew loolu nag moom la ñu tabaxee suñu réew ñu bëgg ko ñu bañ ko bëgg mais ci biir système boobu bu fekkee ni juges yi nga xam ne ñoom ñooy rendre la justice te ñu jàng ba egg ci niveau boobu magistrat yi am xam-xam bi def concours jàll ñu teg leen ci place yoo xam ne li ñu leen sant mooy rendre la justice au nom du peuple sénégalais nit ñooñu nga xam ne ñooy ay sénégalais comme ñun ñoom ñoo war a faire preuve d'indépendance indépendance de la justice pour man amul sens c'est l'indépendance des juges moo mën a amal justice indépendance ci réew bu fekkee ne nag justice bi juge yi ko composé ñenn ñu néew ñoo ci am indépendance boobu wala ñoo ci am fulla ak fayda yi am indépendance boobu ça pose problème et c'est ce qu'on constate malheureusement aujourd'hui ñenn ci juges yi am na ci ñoo xam ni ils sont sortis di casse ñàkk gi justice bi am ñàkk indépendance waaye ñenn la ñu néew ñoo xam ni sax li leen te fekk daanaka intimidé na ñi nga xam ni ñëpp ñoo bëggoon a jóg ngir di casse loolu mbokk yi li tax ma wax justice mooy fan yi dañoo gis ni am na ñoo xam ni yoon teg na leen loxo fii may wax ak yéen
am na ci koo xam ni ku siiw la koo xam ni waykat la boo xam ni dafa yëkkati ay kaddu yoo xam ni wax nañ ni tegginuwul jëme ko ci président de la république ñu appliqué ko article 80 du code pénal nga xam ni man nee naa mooy article bi gën a nasaxal suñu démocratie ci Sénégal mooy article bi ñu war a gaaw génne ci suñu code pénal bi ndax amul benn sens te day delloo ginnaaw am réew day delloo ginnaaw ab démocratie te day may itam njiit yi ñu mën di noot sénégalais yi te duñ ko teg fenn waaye loolu du débat bi tey li ma bëgg a wax mooy li nga xam ne ñu ngi koy toppee kooku nga xam ni waykat la te fi mu ne mu ngi ci loxo yoon muy dafa wax ay baat yoo xam ni daf ko yëkkati jëme ko président de la république te bi mu koy wax moom mu ngi ko wax ci benn groupe boo xam ni groupe privé la parce que ab groupe boo xam ne la ñëpp nekkuñu ci te ñi ciy dugg dañ leen ciy dugal donc loolu groupe privé la dégg naa ay borom xam-xam ñuy wax naan waaw su ko xasee wax groupe wax ji day doon lu public du dëgg gëwuma loolu man déedéet mbokk yi groupe boo xam ne bii mënoo caa dugg ci duggaluñ la ca loolu c'est pas un cercle public nañu waxante dëgg Sénégal nañu bàyyi di techniciser débat yi ak di ko indi ci des auteurs yoo xam ni di jaxase xelu nit ñi ak di leen indil wax yoo xam ni c'est tellement technique que ñu ci bari di leen jaxase ñu baal ma mais juristes yi ils sont forts dans ça ñu ci bari dañuy am problème bu simple boo xam ne bii nit ñëpp comprendre nañ ko ñu indi ko ci niveau yoo xam ni ngir jaxase xelu sénégalais yi dugal ci ñoom loo xam ne lii du dëgg ñu baal ma. Le débat n'est pas technique wax ji mooy ndaw si wax na loo xam ni ci ab groupe la ko wax ñu génne ko ci groupe bi yóbbu ko tasaare ko ci YouTube bi tasaare ko ci groupe yi ci des yëpp yi ci WhatsApp loolu mooy wax ji néew ma li wax waroon na ko wax man loolu du sama wax mais li mu wax fa mu ko waxee ke ko génne moom moo war a répondre devant la justice mais pas moom mi nga xam ne wax na ko te bu fekkoon dafa def lettre ouverte wala mu def dégg nga maam ab déclaration publique moo xam ne daf cee wax ni kat man maa ne nangam jël ay kàddu teg ko ci président de la république loolu sax warta tax ñu jàpp ko tëj ko waxuma laak ba nga ko waxee ci cadre moo xam ne bii c'est un cadre privé ay nit génne ko fa pour des raisons sans doute mal intentionnées mbokk yi lii ça pose un problème de justice parce que lu tax mooy li nga xam ne lii wax na ko moom moomu nga xam ne moom lañ jàpp teg ko loxo moom mën nañ ni ay kàddu ñaaw la waaye moom saagawul président déedéet saagawul président te li ñu tuddee saaga ci wolof moo koy yéen ñëpp ay borom xel ngeen xam ngeen lii saaga ci wolof saaga de façon originelle boo ko jëlee saaga wi gën a garaaw mooy saaga ndey wala saaga baay wala saaga say waajur loolu defe naa sénégalais bu nekk wala sax ku dul sénégalais xam nga ni saaga yi gën a garaaw mooy saaga la yow ci sa bopp jaar ko sa waajur tudd sa waajur wax ca lu bon mais loolu kii ñu jàpp tëj ko waxu ko defu ko moom dafa wax ay baat yoo xam ne nee nañ baat yi tegginuwul jëme ko ci président mais ki nga xam ne nag dafa yëkkati baat saaga waajuru jigéenu président loolu am na fi. loolu am na koo xam ne fi mu nekk nii falaat nañ ko député te wax na leen dafa bëgg a nekk président assemblée nationale te président la ci benn parlement boo xam ni ça couvre toute l'Afrique de l'Ouest du ma tudd turam waaye bu ma ko waxee da ngeen ko xam kooku yëkkati na fi ay baat saaga président ci waajuram wu jigéen ngeen baal ma saaga ko ndey ngeen baal ma ci kàddu gi loolu boo demee ci YouTube bi fi mu ne nii da nga ko fay fekk. Sénégalais yëpp maa yu ci bari boog dégg nañu saaga woowu nga xam ne bi mu koy saaga moom bi mu koy saaga loolu boobu président la bi mu koy saaga bu nekkuloon président sax saaga yooyu nga xam ne daf ko saaga ki nga xam ne mooy jiitu réew mi loolu ki ñu jàpp tëj ko yeggu ci moo tax mbokk yi bi may tàmbali ma wax leen ni cohésion sociale justice moo ko lal parce que une justice à deux vitesses mënta nekk ci réew ba noppi réew ma cohésion sociale ba di ñoŋ ki nga xam ne dafa saaga ndey président kii ñëw wax kàddu yu tegginuwul président ñaar ñooñu bu ñu doon woo wala ñuy tëj wala ñuy wax article 80 kan lañ ci war a woo kan lañ ci war a tëj kan lañ ci war a interroger lu ci des xel ma koy mottali
waaye kon dañuy gis ni kon ndekete différence bi am seen diggante ñoom ñaar ñooñu mooy kii dafa nekk ànd ak président kii àndut ak président kon ko ànd ak président mën ngaa jalgati charte réew mi ba jalgati sax article 80 wax président lu la neex dara du la ci fekk waaye képp koo xam ne kii àndoog président waxuma la ngay saaga président waaye critiquer ko sax waroo koo def mbokk yi foofu lañ jëm parce que fan yii gis naa procureur de la république génn di menacer nit ñi nga xam ne dañ nekk ci réseaux sociaux yi di wax lu ñu war a wax loolu lépp mbokk yi lim ci jublu du saaga yi déedéet loolu prétexte la rek ñi nga xam ne dañoo génn ki nga xam ne génn na saaga wolof yi loolu dinaa ci ñëw ci kanam mais ñi nga xam ne dañoo génn wax lu ñu war a wax maanaam yëkkate ay kàddu teg ko ci deru ñi jiite réew mi saaga leen wala yooyu mais ñooñu bëri wuñu kan ngeen fi dégg muy saaga président wala muy saaga ay autorité man nga leen a wàññaa fan yi am na koo xam ne génn na loolu mooy spécialité am mais man nga leen a wàññ ñi ci des ñëpp dañuy wax di critiquer action du président ak de son gouvernement te dañoo am droit def ko parce que ay sénégalais lañu kon la sortie du procureur de la république li ko tax a jóg dëgg-dëgg du caageen alerter wala menacer ñi nga xam ne ñooy saaga déedéet parce que ñiy saaga xam nañ leen nañu def fi pexe ba dugal leen ba teg leen ci yoon loolu kenn du ko werante mais liñ ci jublu dëgg-dëgg mooy intimider nit ñi ba kenn dootul ñemee wax sa xalaat ci réew mi parce que fi mu ne nii ngeen baal ma mais baatu unk fi mu ne kenn ñemeetu ko tudd presque wala ku ko tudd da ngay taf sa gémmiñ wala ku ko wax sax doo ñemee commenter ci réseaux sociaux yi doo ko ñemee partager mais pourquoi ñu yegg foofu ci intimidation unk aw rab la woo xam ni mala la fan yee dama fi démb rek maa ngi wax ni ragal gi maanaam intimidation bi dafa yegg foo xam ne fii vraiment man yaakaaroon naa ni Sénégal ak sénégalais yi am nañu fit wu weesu loolu mais Ablaye Wade mii tudde nañ ko fi lay njombar tudde nañ ko fi mais njombar googu am na ñoo xam ni wax nañ ni c'était un compliment wala yooyu mais déedéet du compliment rek parce que njombar dañoo xalaat ni moosaay boo xam ni day moose nit ñi maanaam di leen jéem a tromper mais loolu est-ce que c'est un compliment déedéet Abdou Diouf tuddewuñ ko fi ñamala wala girafe wala lu kenn xamul pourquoi en 2017 on ne peut pas utiliser ce genre de terme pour ñi nga xam ni ñoo jiite réew mi néew ma dañ koy war a utiliser man personnellement sama position ak sama personnalité ak sama attitude bi nga xam ne moom laa bëgg incarner man yooyu terme déjà ak boobu méthode de lutte ak d'opposition ak de critique man duma ko def man ça c'est mon choix peut-être même c'est ma éducation là mais ñi nga xam ne ñi c'est leur choix c'est leur façon de faire c'est leur manière de dire leur désapprobation waruñu leen mën a intimider ci loolu bu mu yegg ci ay saaga voilà bu mu yegg ci ay saaga kilifa kenn du ko saaga ku dul kilifa sax cim réew kenn waru koo saaga rawatina kilifa mais critique ak saaga dafa bokkul intimidation yi ma gis nag dañoo bëgg ñu bàyyi critique yi ñuy critiquer l'action du gouvernement te loolu du fi am li fekk ñu ngi gis loo xam ne lii jar na wax sénégalais yi nañ ko wax ndax ci wax lañ toll réew bu fekkee da nga caa dëkk te mënatoo wax sa xalaat ci réew ma mais loo fay def génnal réew mi nga dem bu fekkee intimidé nañ la ba nangootoo wax sa xalaat ci réew mi génnal nga dem parce que loo ñemewu la wax ñemewu koo jëf mbokk yi loo ñemewu la wax ñemewu koo jëf néew ma nag ñiy wax ñooy opposé wu déedéet am na ñoo xam ne ci jëf lañ dëkk mais ñay jëf la ñuy jëf boo leen ko wax la woon ñu wax ko mën nañ ko jëf nag ba noppi wax ko mais wax dafa am solo cim réew waaw bu fekkee nag li ngay wax rawatina nag bu fekkee li ngay wax da nga ciy jublu luy defar da nga ciy jublu critique positive ak constructive te ñuy wax ñëpp ñu ci bari ñuy wax ñëpp Sénégal moo leen ñor te ñoo gis ni nii réew mi doxee mënoon naa doxee neneen nu gën nii loolu mooy wax ji
ñi nga xam ne nag ñoom ay saaga la ñuy def am ñoo xam ni loolu mooy seen spécialité loolu man dama koy condamné waaye saaga laa wax nag saaga ndey laa wax man mais waxuma ay wax yoo xam ni ay critique la en réalité yooyu waruñu see mën a intimider doomu aadama kon justice dafa war a tëddee njaaxanaay képp koo xam ne kii tu tombes sous le coup de la loi ñu woola boo bokkee ci nguur gi ak bokkoo ci la ñu war a yemale kon justice moom mooy pilier bi njëkk bi nga xam ni cohésion sociale d'un pays dina ko taxawee justice bu jàllee justice sociale mooy deuxième pilier bi ma waxoon justice sociale gi li ñu ko ci boolee mooy am réew la fay génn ci ay richesse état du moo koy génne rawatina suñu réew yi boo xoolee entreprise yi nga xam ni état bi moom moo ko gérer wala am na ci ay part loolu lu néew a néew la c'est infinitésimal kon la production des richesses dans le pays du état moo koy def bañ nañ ko ba lim yor ci li muy fay ci fonctionnaire sax mën nañ ko wàññi bëriwul donc liy produire ay richesses ci réew du état ay entreprise a koy def ay nit a koy def ñooy xëy bis bu set di sonn am na ñoo xam ne kenn xamu leen mais ñoom ñooy dundal Sénégal ndax li fi génn ci ay produits ay richesses ñu di ko taxé loolu yëpp ak li ñu dul taxé nga xam ne c'est l'informel loolu yëpp mooy liy dundal c'est la dynamique économique d'un pays loolu ñi koy def du état li ñu ko sant mooy lan mooy mu encadrer la production de la richesse te bu richesse bi xasee ba génn ba yegg ci ay loxoom mu def li ñuy wax la redistribution des richesses mbokk yi état santuñu ko lu weesu loolu sur le plan économique man mbokk sama conception bi ma am ci état ñeneen nag am nañ beneen conception xëy na mais conception bi ma am ci état mooy travailler à un système de redistribution des richesses dans un pays loolu lañ sant état te loolu c'est la base de la justice sociale mooy ñi nga xam ni dañoo ñàkk wala ñi gën a néewle di jot ci li nga xam ni ñu ngi koy produire ci richesse ci réew mi te loolu état moo ko mën a taxawee la redistribution des richesses néew ma ñëpp tolloole ci réew am réew ñëpp mënuñoo tolloole yàlla sax bi muy séddale yemalewul ñëpp waaye ñi nga xam ne ñoo ëppale waruñoo gën di ëppale ñiy ndóol di gën di ndóol ci réew loolu dafay wane la défaillance d'un état c'est que loolu bu amee ça veut dire que le système de redistribution des richesses ngeen baal ma est en panne dans ce pays mais mbokk yi demal Dakaru boo bëgg jógee ci quartier sangam daw 2 3 4 kilomètres dem ci beneen quartier da ngay foog ni yaa nga daw presque 1000 wala 2000 kilomètres tellement le contraste est saisissant tellement ñi dëkk ca bee barab dafa mel ni sax ñoom yëguñu ni am na ñu ndóol ba yegg ci fa ndóol yam ci réew mi ci biir Dakar laa la waxuma nag biir réew mi réew moo am na ci parti yoo xam ne ñu ngi wax PUDC dëgg la ñu ngi ciy def ay jéego mais les gens souffrent d'un manque d'infrastructures, d'accès aux ressources, d'accès au marché, d'accès aux écoles. ñu ci bëree bëri dañuy renoncer parce que jàpp ñu ne sax état moo war a taxawee loolu di beneen point boo xam ne xëy na dinañ ci ñëw ci kanam muy réew moo xam ni am une grande frange de la population, un pan entier de la population xamuñu ni état moo war a taxawee nangam ci seenu gox ci seen réew ci seenu dund. conscience boobu moo waral ay nit mën a ñëw ay élection jot ñu indi xaalis bu dul jeex di ko jox ay nit ñooñe di leen votel loolu am na ba tey ci réew mi buñ ko faut pas se cacher les choses, faut pas se voiler la face. loolu li tax mu mën a am mooy travail de conscientisation bi ñu war a def defuñu ko dëgg-dëgg. man des fois damay wax ni yedd yërëm a ko gën parce que am na ñoo xam ni xamuñu ne xaalis bi ñu ñëw di leen ko gere ñoom seen xaalis la c'est de l'argent public boo xam ni waroon nañ leen ko financer ci yeneeni projet ak yeneen infrastructure boobu xaalis la ñuy sàcc di ko jël di leen ko gere encore di leen jox ay sommes yu dérisoires yoo xam ni ay 5000 francs ay 10 000 ñu ñëw di voter mais loolu mbokk yi man damay wax ni ki nga xam ne dafa nangu accepter ñu ñëw
di jënd vote nga xam ni c'est une arme redoutable si c'est bien organisé évidemment dans un pays. Si les élections sont bien organisées, le vote est une arme redoutable dans la main du citoyen. Ñi nga xam ne dafa nangu ñu di ko jënd ci 10 000 wala 5 000 wala ab añ wala benn sandwich mais kooku yërëm da nga ko yërëm kooku pour man waroo ko xas da nga ko war a conscientiser. Travail de conscientisation boobu nag mooy li ñu bëri di def te ñu bëgg leen ci intimider te loolu du jàll parce que en réalité travail bi foofu la. Travail bi foofu la il faut que sénégalais xam ni réew mi ñoo ko moom ñi fi nekk ñoom peuple bi ñooy seen sang peuple bi mooy sangu ñi nga xam ne ñoo fi nekk ñi fi nekk di ñu tudde leen ay dirigeants en réalité ñooñu c'est des serviteurs du peuple sénégalais. Peuple sénégalais mooy employeur ñi nga xam ni ñoo fi nekk ñu tudde leen ay dirigeants en réalité ils ne dirigent rien ils sont là pour servir le peuple. Ki nga xam ne nag moom tu es à son service kooku mooy sa kilifa kooku mooy sa sang kooku mooy sa dirigeant en réalité. am réew dafa mënta ñàkk représentant mais réew mi ci boppam peuple bi ñoom ñoo am li ñuy wax la souveraineté. Peuple nag soo ko waxee ñu naan c'est un gros mot peuple mais dinañ ko wax parce que peuple bi en réalité c'est la seule chose qui tienne dans un pays. Sans un peuple, il n'y a pas de pays. moo tax conscientisation bi foofu la war a jëm ñu xamal nit ñi ni leen lii ñu leen di jox di leen ko sarax yéen a ko moom te bu fekkoon teg nañ mbir mi ci yoon di ngeen ci am leneen loo xam ni ça va impacter vos vies pour des générations. Ça va impacter la vie de vos enfants et la vie de vos petits-enfants. Travail bi foofu la. Le combat est à ce niveau-là. C'est un combat de génération. C'est un combat de longue haleine mais combat la boo xam ni buñ ko mënewul luñ fa mën a indeeti ëllëg ñu fi mën a toog ëllëg ils vont s'asseoir sur les principes républicains ils vont continuer la même manie d'acheter les consciences des Sénégalais te loolu dafa war a jeex bu fekkee ay nit xam nañ ni loolu jaaduwul lañ cee war a taxaw pour man le travail dëgg c'est à ce niveau-là. Kon système de redistribution des richesses état loolu la ñuy xaar ci moom un système performant loolu mooy la base de la justice sociale képp ku nekk ci réew mi li àqam ci réew mi ñu jox ko en vertu des droits et des devoirs qu'il a en tant que citoyen de ce pays. C'est simple li may wax nag mën naa nuru ay principe yi kese mais principe la mais biñ ko appliqué wul le problème ñàkk koo appliqué moo nu indi ci problème yi ñu am yëpp. Kon c'est pas des gros mots. N'ayons pas honte de nous battre pour des principes. Au contraire, di xeex ci ay principes ak i valeurs yoo xam ne wóor na leen ni su amul ci réew mi du dox loolu c'est une fierté loolu ça doit être une fierté loolu képp koo xam ne kii mu ngi la ci xas ak jële ci ŋàññi dee ko seetaan rek ndax yow yaa ngi ci la position la plus durable en réalité. Alors que bu fekkee tactique ngay def ak njuuj njaaj ak naxaate ak di nga maam acheter des consciences loolu c'est limité dans le temps te itam bu ñu fàtte ni lu mu doon ci àdduna rek mbokk yi dañ koy nettali ëllëg muy lu baax muy lu bon loo fi def wala nga wax ko fi bàyyi ko fi dinañ ko nettali ëllëg te nit ñi kenn moomu leen te balaa ñu ko nettali nag da nga ci am sax avant-goût parce que nit ñi dañ la tàmbali jéppi sax te jógagoo fi nit ñi nag buñ la tàmbali jéppi te jógagoo fi ne la wóor ni boo fi jógee sa way du rafet te wax dëgg yàlla koo xam ne kii dañ laa fal man waxuma président de la république sax dafa sori képp koo xam ne kii fal nañ la rek jàpp naa ni teraanga la joo xam ni may nañ la chance boo xam ni ñëpp amuñu ko waaw ñu bari amuñu chance boobu ndax ki nga xam ni kii mooy ki gën ci nit ñi man jàpp naa ne mooy ki leen di jariñ te yow bu fekkee faluñu la mën ngaa jariñ ay nit xëy na am na ñu koy def macha allah waaye buñ la falee ci kaw aw askan wala ab communauté wala ab commune wala lu mën a doon yow am nga chance su servir le plus grand nombre te loolu bu fekkee ni gëm nga yàlla
bu fekkee ni gëm nga yàlla gëm bis penc yow xam nga ni foofa mën nga faa liggéeyal yàlla liggéey bu yaatoo boo gëmul yàlla nag ça c'est autre chose ki gëm yàlla ki gëmul yàlla loolu man du sama problème waaye li am solo mooy réew mi ñi nga xam ne ñoom lañu teg ci boppu collectivité yi ci assemblée nationale ci boppu réew mi ci gouvernement ci direction yi ci société yi nationales yi ak fu ñu leen mën a teg ñooñu dañoo am pour am responsabilité servir le plus grand nombre kon mbokk yi justice sociale ngoog ma wax ko ginnaaw bi ma waxee justice ba noppi justice tout court waxoon naa ni beneen pilier bi yi nga xam ne ci la cohésion sociale di taxaw mooy respect mbokk yi fan yi dégg nañu fi ay wax yoo xam ni ay saaga ngeen baal ma kàddu gi yoo xam ne dafa am ñu ko yëkkati jëmale ko ci communauté am ñu ko yëkkati jëmale ko ci président de la république ak mbokkam ak ministre am ak exemple la ci jël am na ci koo xam ne fan yi ñu koy seetaan bari na lool defe naa mboolem ñiy def ay live ci Facebook ak yooyu kooku moo ci ëpp audience te mu dund États-Unis bëgguma personnaliser débat bi mais dama bëgg ñu jàngat loolu kooku ku ne xam na ni li muy yëkkati di ko teg ci deru ñi jiite réew mi ay saaga yu ñor xom yoo xam ni boo ko déggee sax say nopp day riir man dégg naa ci saaga yoo xam ni wax dëgg yàlla j'étais choqué mu yëkkati ko di koy teg président de la république xaw ma lu mu seq waaye audience bi loolu am dafay am lu muy symboliser audience bi mu am dafa am lu muy symboliser mooy ñi nga xam ne ñëpp ñu ngi seetaan te ñuy saaga président ñu du ko dégg ak mbokkam ak ñëpp bari na ci xëy na ñoo xam ni ñoom mënuñu ko def maanaam mënuñu yëkkati yooyu kàddu di ko teg ci président waaye ku koy def dinañ ci am benn genre satisfaction boo xam ni loolu moo leen di xëcc en réalité ñoom sax xamuñu presque peut-être leen di xëcc mais loolu moo leen di xëcc en réalité ci show bu mel noonu ndax xëy na lu ñu bëgg a wax la te ñimewuñ ko wax waaw ndax wóor na leen ni képp koo xam ne nekk nga Sénégal yëkkati kàddu saaga wajur wu jigéen teg ko ci président doo fanaan moom doo fanaan biti doo gis biti kon loolu li muy wane man pour man mooy le respect est réciproque mbokk yi le respect est réciproque néew ma kenn dafa war a yëkkati kàddu di saaga mais respecter l'opinion des gens respecter seen statut de citoyen respecter seeni droit ci wax li ñu xalaat ci réew mi loolu su ko ab état deful il faut ay dérapage am ci réew mi il faut que nit ñi kenn mënu leen bayone ba duñ wax boo leen bayone jàpp nga ni bayone nga leen waaye yaa leen gën a encouragé ci ñu wax sénégalais nag rawatina moom bul def nangam defe naa la sénégalais di bañ ma koy wax nag en tant que sénégalais bul def nangam la sénégalais di bañ ndax dañoo nekk tamit réewum bañkat waaw réewum bañkat la ñu nekk bul def nangam lu baax sax loolu ñi ko xaax ci réew mi bari na ñu ne leen du fi amee ñu ne dina fi amee waaye dafa am sax beneen dimension bu mu am mooy boo leen teree sax loo xam ne lii wër na leen ni da nga koy bañ loola la ñuy def faf waaw kay te tere mbokk yi tere loo xam ni nit ki def ci am droit du respect tere loo xam ni nit ki def ci am droit du respect li nit ki am droit ci réew mooy wax xalaatam ni d'accord naa ci lii wala d'accorduma ci jóg marche di nga maam opposé wu bu ko neexee wala mu ànd ak nguur gi su ko neexee waaye réew moo xam ni da ngay ànd ak noonu rek wala nga contre nu te boo ñu contrer amoo droit wax amoo droit ci benn portion du pays du nga ci jox nga wax ci sa kaddu doo participer ci dara kenn du la limaale ci dara ba pare wëlbatiku nag di la manquer de respect le respect pur quoi di la ko manquer di la wan arrogance boo xam ni
yow tu ne te l'expliques pas ki nga xam ne yaa ko fal te bi mu koy fal dafa ñëw di la dunguru ñoom ñëpp ñu ci bari boo xam ñu ci ëpp bokk wala man nga ni ñoom ñëpp sax bu élection di jot ñoom ñooy ñëw ci population yi ñoom ñooy fay seen xaalis am na ñoo xam ne dañoo sàcc xaalis bi am na ñoo xam ne dañ koo dajale waaye ala kulli alin ñooy wut seen xaalis ñëw ci kanamu population bi di leen saraxu ngir ñu woteel leen loolu sax déjà ça pose problème booy saraxu ngir ñu woteel la c'est que vraiment y a un loup quoi ndax njiite ni méttee bu fekkee yaa ngi saraxu ngir ñu woteel la loolu ça pose problème waaye lu mën a xew loolu moo am kon ñi bëgg a falu ñoo ñëw di dunguru peuple bi ngir ñu fal leen yow nag ki la fal ban personnalité nga ko mën a jaay bu ëpp bi mu am moom mi la fal moom mi la fa teg nga xam ni en fait moom moo am la souveraineté moom moo la ci daggal jox la kooku ban arrogance nga ko mën a jaay boo ko jaayee rek mu fippu évidemment man manque de respect yi ma gis ñu koy manqué xëy na de respect ñu jiite ñëpp man jàpp naa ni foofu la jógee en réalité ñu fal leen ba noppi ñu jaay arrogance boo xam ne bii ça n'a pas lieu d'être entre des représentants et des représentés kon respect boobu dafa war a réciproque maanaam jóge ci ñi ñu fal jëm ci ñi falaate waaye jóge ci peuple bi jëm ci ñi nga xam ni ñoo leen di représenter waaye fekkee ki lay représenter daf laa wan beneen visage boo xam ni bokkut ak bi mu la wanoon bi muy briguer ses suffrages naturellement ça pose problème da nga naan kii daf may fonto en réalité waaw da nga naan kii daf may fonto nee nañu nag jikko yi kuy wut nag du jikko yi wut kat wolof nee na du jikko ndax dina jikkowoo noo xam ni la tax mu jikkowoo ko mooy am la mbëgg su ko xasee am rek nga ñàkk ko defe naa mag mu baax doon na wax ni maanaam politicien professionnel laa wax nag ñi nga xam ni moom rek la ñuy dundee waaw nee na dafa mel ni oto bu paan rek oto bu paan ñu woo mbooloo mépp ni leen kaay leen puus ko nee ñu puus ba mu tàkk nee na buy tàkk nag bu la fekkul ci biir yow ñàkk nga ndax day accélérer dem yoonam waaye dañuy fàtte ni oto bi mën naa paanaat ndax élection yu mu doon rek bu la peuple bi puusul élection yu ñu organisé normalement laa wax nag waxuma yi fi jàll nga xam ni c'est une mascarade élection yu mu doon rek benn élu mënta fal boppam peuple bi koy fal kon peuple bi ala kulli alin wiiri jaari ndaari di nga dikkaat waaye li ci garaaw mooy ndaari boo fa dikkaatee léeg-léeg dafa mel ni yow la nga defoon caaxaan ya nga nekk woon ak naxaate bi ak dégg nga ñàkk sàmm sa kaddu loolu dafa mel ni dafa am ñu bëri dañ koy fàtte ñëw falaat la tegaat la fi loolu la neex defaat mais loolu aussi c'est un problème day dellu si ci conscience bi ma waxoon ni conscience citoyenne bi ma waxoon sànq ni moom la ñu war a liggéey ci réew mi nit ki mënuñu ko dëkke di ko nax muy nangu nax yi wëlbatiku sax di cautionner nax yooyu par un vote parce que ki nga xam ne da laa nax wax la lu dul dëgg wan la incompétence bu mat sëkk nga xëy faat ko kooku boo fi toogee di jooy wala ngay kas loolu yabaate la sax yabaate la man nag incriminé wu ma kenn ñi nga xam ne ñi ñoo woteel kuñ mën a woteel ñoo xam waaw ñi fi nekk bu fekkee ñoo leen doy nañ leen woteel mais nañu voter en connaissance de cause et en toute conscience te itam sa conséquences yi sa vote indi nga assumer ko te itam vote bi di jaar ci yoon ndax man lii fi jàll ñu tudde ko élection législative jàpp ma ni ab élection la élection yoo xam ne ñi bëggoon a voter ñëpp voter wuñu parce que état bi joxu leen seen kayit yi ñu war a voter wala organiser nañ ko noo xam ni ñëw nañu ba ci bureau bi de vote mënuñoo voter mais loolu c'est une violence moo tax may wax ni pour entre parenthèses élection yi nga xam ne dinañ ko organiser ci réew mi dañ ko war a génne ci loxol ministre de l'intérieur bu fekkee ministre de l'intérieur dafa bokk ci parti loolu dafa war a deñ ci saasi loolu waratu fee am bu fekkee ministre de l'intérieur bi organiser élection yi amul xelum démissionné wala amul boobu éthique
wala jàpp na ni moom il a fait ce qu'il devait faire na toog ndax wax dëgg yàlla président moo ko fa teg na toog te président mooy président ba tey na toog waaye nañu génne élection yi ci loxoom bu ñu banee ay problème ci élection yi di ñëw ndax yii passé élection législative la amoon na solo waaye ñu ngi jëm ci élection yoo xam ne mooy élection présidentielle enjeu yi moo gën a garaaw fuuf bu ñu njortee ni problème yu mel nii mën na cee am na ma yàlla baal loolu mën naa indi déstabilisation bu doy waar ci réew mi te bu ñu naagu mbokk yi bu ñu naagu saa su ne maa ngi dégg ñu naan réew mi nangam kenn mënu koo taal dëgg la waaye waa réew mi bu ñu taalee réew mi nag waaw réew mi kenn mënu koo taal mais waa réew mi am na comportement bu ñuy am boo xam ne bii loolu mën naa indi jéeya te nag am na loo xam ni suñu responsabilité la waaw damay faral di wax ni yàlla du def mukk du la defal mukk loo xam ne lii yow mën nga koo defal sa bopp li nga xam ne mënoo koo defal sa bopp lan la yàlla di defal jàppale la ca waaye li nga mën a defal sa bopp yàlla du la ko defal ndax kon bu boobaa du doon ci yàlla li ñu mën a defal suñu bopp nag mooy sàmm la justice dans notre pays sàmm la justice sociale taxaw ci dans notre pays cultiver le respect mbokk yi entre nous et entre les élus et nous et entre nous et les élus te loolu li koy mën a indi mooy fonk kaddu ak mën a def mënoo nga ba waaw ndax bu ñëpp constaté ni mënoo wax dëgg yàlla lay ngor mooy nga ba ndax yow ala kulli alin comme mënoo ba yàq nga way wu ñaaw moom am nga ko ba noppi waaw bu fekkee defar aw way nag moo la tax a toog yaakaar naa da nga ko gën a ñaawal rek waaw way wi day gën a ñaaw kon mbokk yi balaa maa jeexal dina dikk ci loo xam ni junj naa ko sànq mooy lépp jëm ci cohésion sociale rek ak stabilité dans notre pays kaddu yi nga xam ni am na xale bu jigéen bu ko yëkkati jëme ko ci askanu wolof dama ne woon duma ci addu ndax man dama jàpp ni kooku dafa wérut maanaam xamul Sénégal waaw loolu nag dafay am man ngaa bokk ci réew man ngaa dëkk ci réew juddoo fay roofe te doo xam réew ma xamul Sénégal ndax ñàkk xam Sénégal moo tax nga toog ni man ci askan sangam laa bokk wëlbatiku yëkkati ay saaga di ko saaga weneen askan weneen xeet te Sénégal nun xamuñu loolu ay xeet ak yooyu nun xamuñu ko du suñu problème bañ nañ ko ba le cousinage à plaisanterie Sénégal la gën a sax léeg-léeg man mii di wax ak yéen man balaa sant kon ku ma dégg xam ni sama cosaan pël la waaye wolof yi may wax am na ñoo xam ne am na wolof yoo xam ne sax maa leen ko gën a dégg sama wéyjur du pël du wolof séeréer la te moo ne déggul sax séeréer déggul séeréer lu mu dégg pël la dégg ndeysaan te pël bi mu dégg sax moo ko gën a dégg sama wéyjur wu góor bëgguma personnaliser mais dama leen di bëgg a wax ni Sénégal am nañu loo xam ni réseaux sociaux yi bu mu tax ay dof ndax man ay dof laa leen tuddee ay dof di ko mën a remettre en cause ndax waxoon naa fee defe naa ci chronique bi passé la xaw ma bële ni leen réseaux sociaux yi yegg na fi mu ne foo xam ni nit mën naa toog ci néegam wax lu taal adduna bi waxuma la lu taal Sénégal rek te booba ba ma koy wax ndaw si waxagul li mu wax wallahi alazim ba ma koy wax ndaw si waxagul loolu te ndaw si bi ma ko déggee man ci sama bopp am naa méttitu xol woo xam ni bi ma déggee li mu wax te jëmale ko ci wolof yi am naa méttitu xol woo xam ni man yàlla rek laa koy seeral mënuma ko expliquer te leer na ma ni mboolem ñi ko dégg am nañ ci bu toll noonu wala bu ko ëpp mais loolu su fekkoon réew mi ànduñu ak seen sago réew mi amuñu benn équilibre bi un sens du dépassement mais loolu
gis nga lu gën a tuuti lii nit wax na ko ci réew ma tàkk ci ay diggante ay ethnie man dama jàpp ni lii Sénégal sax lañ ko mën a waxee affaire bi ni tekk nii waaw ndax am na lu tax mbokk yi am na ñoo xam ne jàpp nañ ni loolu baatin la dëgg la certes mën naa nekk baatin ndax man baatin xaw ma ci dara mais man jàpp naa ni c'est une histoire aussi waaw c'est une histoire, c'est une longue histoire de cohabitation, de coexistence, de fusion entre des gens yoo xam ni ils sentent la nécessité de vivre ensemble. Senghor daf doon wax ni la nation est un commun vouloir de vie commune ma xool ko ba yàgg ma ni man sax dama jàpp ni c'est une commune nécessité de vie commune, une commune nécessité de vie commune. noonu laa ko définir man la nation ndax bari na lu ma ko wax ci samay chronique di wax ni Sénégal moom lañ bokk te mënuñu koo séddoo. On ne peut pas se partager le Sénégal comme nag mënuñoo séddoo li nga xam ne moom lañ bokk ñu bokk loo xam ne mënuñu koo séddoo amuñu choix lu dul essayer travailler à vivre ensemble dans le respect, dans la concorde et dans la stabilité sociale. Kon nag c'est une nécessité bu mu nekkee comme un vouloir ba noppi c'est devenu une nécessité ndax réew mi liggéey nañ ko bu fii ñoo ko bokk am na ay rëq-rëq am na ay jafe-jafe am na ay mitit am na ay échec waaye suñu réew la ñi jiitewul ñi def lu baax ñi def safaan ñi bëgg def lu baax te mënuñu ko ñi teg ay position lañ leen sant mënuñu ko def ak ñay def lañu war a def ñun ñëpp c'est des Sénégalais. Des fois débat bi dañ ko war a dépolitiser la politique c'est clivant ba nga xamee ni élection yi jàll na li ñu tuddee élection nga xam ne lu nekk xew na ci opposition yu nekk waxante lu ne nañu delluwaat ci Sénégal ndax moom lañu bokk te Sénégal les hommes passent mais les institutions demeurent. Institution sax buñ ko waxee dañuy foog ni c'est les institutions étatiques ak yooyu déedéet du loolu rek li nekk institution ci réew mi bari na y a des cercles yoo xam ni c'est les gages les garants de la stabilité sociale dans notre pays yooyu man ay institutions laa ko tuddee même si ce ne sont pas des institutions formelles. Kon nañu seetaat suñu bopp nañu seetaat ñi nga xam ni kii wax nañ ko dégg waaye ñu xam kii wax ndax kii wax waxi nit la wax wala waxi kudul nit lay wax waxi def na ma yàlla bal ndax am na ñoo xam ni liñ naan bu wax feebaree ki dégg dafa war a wér waaw ndax am na ñoo xam ni li ñuy wax buñ ko waxee jëmale ko ci xeet donte dañuy tontu ñu leen saaga woon sax mais loolu lépp moi je mets ça dans un même sac ki nga xam dafa jóg saaga alpulaar wala mu saaga séeréer wala mu saaga lébu wala mu saaga wolof ka ko def ak ka ko tontu yëpp man pour man ce ne sont pas des gens responsables ndax am réew mënoo seppi ab composante ci réew ma di leen singili ak di leen saaga muy jur jàmm cim réew déedéet rawatina nag bu fekkee yow ñu ngi saaga sax c'est presque la majorité dans le pays te yow mi leen di saaga sax yow làkk wi nga koy waxee yow yaa ngi wax wolof ba pare di saaga wolof yi mais loolu man jàppewu ma ko jëfi nit daal waaw waaye nag bu mu tee ñu am vigilance bu mu tee ñuy bàyyi xel yu baree bari ndax donte li ñuy wax jàpp nañ ni du waxi nit waaye bu fekkee ni dañ koy répéter ñu koy bàyyi muy jàll ci réseaux sociaux yi mën naa attiser ay tension te tension bu eggee ci haine wala mu egg ci colère mën naa indi ay jafe-jafe yàlla nañ ci yàlla musal moo tax mbokk yi du ma jeexal mukk te ñaanuma yàlla mu gën a dëgëral suñu réew mi képp ku yëkkati aw ay bëgg koo jëme ci réew mi yàlla bu la ay weesu ak foo mën a bokk mag mu baax waxoon na ko ni am naa xam-xam bu ma leer ni képp ku yëkkati aw ay jëme ko ci réew mi ay wadu la weesu loolu defe naa Cheikh Abdoul Ahad Mbacké moo ko waxoon loolu nag dafa am ñun lu ñu ci war mooy ñun ci suñu bopp
kenn ci ñun warula yëkkati ay di ko jëme wala mu koy wax di ko jëme ci réew mi waaw ndax yow yaa ngi wax jëme ko kenn nit da ngay wax foog ni kenn nit ngay waxal wala benn et ngay waxal wala aw xeet ngay waxal ndekete yow ki sa wet boo moytuwul yaa ngi saagawaale ñoo xam ne ñi yow jàppoo woon ne sax ci ñooñu lañ bokk tax boo jógee jël aw sant saaga leen wala nga jël aw askan saaga leen wala nga jël ab tarixa wax leen loo leen war ta wax ci sa entourage immédiat rek deru sax ngay sori boo paree boo génnee rek xool ci sa wet rek di nga gis koo xam ne boole nga ko ci saaga yi kon nag kii saaga te xam ni yaa ngi saaga mbooloo moo xam ne xamoo nu ñu toll kooku defe naa àndut ak xelam kon moo tax nañ ko tëral foofu rek xam ni képp koo xam ne yëkkati nga yooyu kàddu yu ñaaw di ko jëmalee aw xeet àndoog sa xel waaye war nañu laa teg ci yoon ba bu ëllëgee yow waxuma la nga koy defaat wala waaye keneen du ko xalaat maa ngi rafetlu nag bu baax soxna soosu nga xam ne saaga woon na waajuram wu góor jóg na vraiment yëglu waaw ku ko dégg di nga xam ni vraiment kii wax ji gaa xëy na am na ak manque xel xëy na ci sama xalaat waaye mën nañ ni ab yar dese na koo am waaw ndax boo déggee ni waajuram waxee da nga xam ni ñàkkob yar moo tax mu wax loolu ñàkkob yar nag bu yeggul ci ak ndof daanaka doonagul ñàkkob yar voilà bëgguma mukk di personnaliser moo tax déggu leen fi daanaka mu tudd turu kenn waaye dinaa junj ba ngeen xam ni ba ngeen xam fi ma bëgg a jëm maa ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm ci teewlu bi ak ci remarque yi ngeen di am di ñu ko yónnee vraiment ñu ngi leen di sant bu baax a baax ndax kuy wax bëgg nga ku lay déglu di la jubbanti léeg-léeg wala mu lay wax yi nga xam ni mat naa réglé loolu yëpp ñu ngi ciy bàyyi xel di leen sant bu baax a baax di leen gërëm di sant bu baax rajo sunu kër la première radio africaine de Los Angeles di leen ci jox rendez-vous alxames bii di ñëw bu ci yàlla àndee fépp fu sénégalais nekk ñu ko fay fekk di ko jox loxo di ko ñaanal jàmm di ko sàkku ci moom di ko ñaanal ak njabootam yal na yàlla def ci Sénégal jàmm yal na yàlla def ci Sénégal jàmm yal na yàlla def ci Sénégal jàmm mbokk yeeg xarit yi maa ngi leen sant bu baax a baax di leen gërëm seen mbokk la woon seen xarit Seydina Omar Ba jaa ngeen jëf ba alxames ak jàmm